jërë ngeen jëf mbokk internetu bpactu.com ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal comme ni ngeen ko gisee nag tey dañoo solaat suñu daal dem seeti Imam Kanté mu fas yéene ñoo waxtaanal ci loo xamante ni actualité la nit ñi ñoo ngi ci werante te ku ne xam na ne mbirum diine danga koy bàyyi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko yellool ñi nga xamante ne ñoom la ci seen xam-xam gën a màcc ñu ñëw tey nag pour am ak moom waxtaan bu yaatu ci ñaari sujet d'actualité yu sénégalais di waxtaanee dañ koy bàyyi mu nuyu ñu daal di xuus ci débat bi dalal jàmm Imam. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan lil alamin muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain soxna Amina maa ngi lay nuyu di nuyu caméraman bi nga àndal di nuyu internautes yi nga xam ne yëpp ñu ngi suivre seen émission yi di sawar lool di la dalal fii ci Point E ngir ñu waxtaane actualité ak yeneen question yoo indi rek jàngat ko ci diine nga wax nag lu ma neex balaa ñuy tàmbali waxtaan bi li nga wax ne mbiru diine nañ ko laaj ñi nga xam ni seen xam-xam daf cee màcc loolu dafa am solo lool parce que bu fekkee ku nekk rek lu la neex wax loo xalaat rek wax day yàq lu bari tabaarakallah. gis nañ nag jamono ji yënguwaat na li ñuy woowee deuxième vague mois de mars bi li xewoon ci Ousmane Sonko coowam ak Adji Sarr cette fois-ci dafa xew autrement ci Barthélémy Diaz ñu bëgg ko jugé ci meurtre boo xamante ne mi ngi xewoon ci atum 2010 meurtre Ndiaga Diouf nee na ñu moom moo ko tiré woon ba mu daal di ñàkk bakkanam duggoon na fi kaso génnaat fi ñu convoqué ko démb bañ ko convoqué démb nag nee na bu ñu ko jugé woon démb duñ ko jugé waat ñu ko def conférence de presse ni Ndiaga Diouf était un vulgaire nervi. Je souhaiterais lui rappeler que son fils était un vulgaire nervi malheureusement. démb ñu dem sur les rieurs te sant faat ku ci mel ni Karim Xurum Xakk moom nag mu daan ni Ndiaga Diouf ne mérite pas de jugement parce que nervi la woon. ma ne procès Ndiaga Diouf jeex na amatul. donc est-ce que tey jii nit boo xamante ni dañoo faat bakkanam même bu defee 100 ans sax est-ce que kooku mérité wul jugement wala am du défunt dañ ko war a ormal am déet ba xam war nañoo wax nit ku génn àdduna un vulgaire défunt. day na war de nañ seet li ñuy wax parce que li may njëkk a wax mooy déjà ci affaire justice ak convocation ak léegi li xew ci réew mi mooy ñiy politique fi mu nekk nii ñu ngi fowee réew mi bu baax ak askan bi ci seen digganteeg yoon tey jii daanaka ku fi am sa parti politique nga gis ne am nga mbooloo da ngay jàpp ne daal dafa mel ni li ñuy wax ci tubaab léegi tu n'es plus justiciable c'est-à-dire que daal yow mën nga def la neex yoon du la sañ a laal parce que mën nga woo ay mbooloo moo xam ci mbooloo politique wala mbooloo diine da nga koy seetlu waaw wala nga am alal mu wóor la ni mën nga woo ay xale ñu wër tribunal bi loolu gàcce la ci réew mi ah Sénégal a ngi reculer parce que loolu mun nekkatoo ci citoyen ak république boo xam ne kuñ fi woo tribunal léegi nga wut sa mbooloo ñëw toog daal ne non du ma dem wala heure bu ma neex laay dem wala ku ma neex laay àndal wala lii lañ ma war a laaj wala na yem fii ku ma sa gis loolu kon fajal sa bopp ak bañ a wuyu yoon loolu lu ma ñaawlu la ci réew mi gor du ko def rawatina ñoo xam ne nag dañuy ñii ñu ngi ci réew mi yor ko balaa ñu koy yor lu nekk lañ doon wax ci affaire nañ teg réew mi ci yoon waaw ak ki nga xam ne tam yoru ko te bëgg koo yor moom tamit nee na ñii niñ ko yore teguñ ko ci yoon su ma ko yoree dinaa ko teg ci yoon te moom ci boppam nga gis muy def loo xam ni da nga xam ni kii moom ci boppam respecté wul yoon boo xam ni li ma gis léegi Sénégal mooy yoon boo xam ni su la yoon joxee dëgg rek daal nga ne yoon am na ci Sénégal bu la yoon joxul dëgg nga ne amul yoon dañ ma complot dañ ma bëgg a jaay doole et cetera donc ki nga xam ni dañ koo faat mais ci àddina bi yëpp kooku am na àq ci ñu atte ko ak njabootam wutal ko ay avocat même bu dee nervi lu mu mën a doon nit la man di wax nit vulgaire sax wala yu mel noonu sax gisuma fu mu jaadoo rawatina ci lislaam gisuma ko Ndiaga Diouf boobu fan la jógee ba ñëw ba dugg foofu loolu yëpp enquête yi koy génne vulgaire nervi la mais mën naa am bis boobu dañ ko woo dugal ko ci loo xam ne xamul sax exactement lan la te fekk avant bis boobu mën naa am nit ku baax la woon et cetera donc loolu nañ ko bàyyee dossier enquête kenn gënu fi vulgaire kenn gënu fi kenn ci cosaan wala dara c'est pas parce que Barthélémy wala keneen ak keneen maire nga wala xawma lan keneen koo jàppante rek kooku vulgaire la wala mérité wul dara mala la déedéet bakkan yëpp a yem moo tax nag bu faat amee wala coow am ba mu dem ci yoon ku nekk léegi kenn dootul xool sa askan sa diine sa dara li ñu xool mooy benn nit nga citoyen boo xam da nga war a ñëw wuyu yoon ñu laaj la li ñu lay laaj nga défendre mu jeex kon Ndiaga Diouf tamit dañ ko faat mu doon nit ko am njabootam ak waa këram ñeneen nekk fi kon nañu dem ki nga xam ni dañ ne yaa faat wuyu jil nga ne faatuma ko wala dama koo faat parce que nangam li ci yoon wax ñu atte ko jugé ma joxuñ ma ko loolu mooy lan
kon Sénégal tas parce que Barthélemy ni mu ko sañee la ko keneen di sañ kon nag surtout nag ñi bëgg a yor réew mi wala yore mairie wala yore état ñoo war a gën a exemplaire ñoom sax ñoo war a muñ ñu tooñ leen te teg ko ci yoon rek dañuy préférer sax ñoom ñu jël seen àq pour joxe exemple mais man li ma gis léegi mooy ñiy wut nguur ak ñi yore nguur au contraire ñoo dàq waaf fii ñoo dàq daw yoon que simple citoyen ba pare nag bëgg jox nit ñi ay leçon naan leen réew mi nañ ko teg ci yoon kon nag loolu laa gis kon Ndiaga Diouf man du ma ko qualifier vulgaire du ma ko qualifier dara nit njaay la citoyen sénégalais comme ñëpp ndogal dal na ko am na ci lu mu dugg ba faatu ci ku mu doon sa doom wala sa baay wala sa nijaay di nga taxaw lijjanti mbir mi kon tam nañu lijjanti mbiram Barthélemy tam na dem wuyu yoon ñu atte ko ci yoon mu indi ay avocat am teg kële indi ay avocat am loolu mooy yoon mënuñ ko defee nen parce que suñ ko defeewul noonu lan mooy am mbedd mi mooy joxe yoon ak jaay doole léegi kon waa Ndiaga Diouf mën nañ wuti seen i arme ak seen i waa kër bu dee bàyyi na doom wala jabar wala nijaay extra ñu ne nañ dem faati ji ko comme yoon amu fi kële tam wut ay garde corps am ne ku fi tiire ngeen tiire fu ñu jëm est-ce que yéen a gis li ma bëgg a wax kon nag yoon waruñ ko contourner parce que c'est trop dangereux ku nekk léegi bëgg a wax ni yoon nañu defee nii ak man loolu moom mosuma ci d'accord Barthélemy man dama koy critiquer ci côté boobu parce que c'est pas la première fois am na beneen yoon xaw ma lan moo xewoon mu ne man tribunal man xaw ma du ma fa dem xaw ma ne mais tiens comment quelqu'un boo xam ni waxuma la rek citoyen simple yow yaa ngi wax ne da nga bëgg a yore état Sénégal wala lu mel ni mairie Dakar ba pare nga taxaw bëgg a wax ni yoon man duma ko wuyu et cetera kon beneen Sénégalais bu fi def njaaxum nga génn ci rajo yi fii nee nañ leen jàpp moom Barthélemy taxawul fii porter plainte kii wax kii yore dem dikk daal ne dafa jaay terrain bi et cetera ba loolu mujjee tribunal mais fekkee Barthélemy dafa jàpp ne dëkk bi yoon amul ku mu neex nga bañ a wuyu yoon wala tamit na ko yoon defee ni nga ko bëggee kon warul woon accuser ko kon kooku tam mën na wax ne waaw maay directeur ma neex jaay terrain bi. mais ñoom ci fiñ ko teg mooy que ni Ndiaga Diouf nervi la woon reykatu nit boo xamante ni rey nañ ko et un point c'est tout. du dëgg ba pare jaaduwul dama ne la fajal sa bopp moo amul nit ki bu ne nervi garde corps lu mu mën a doon dossier bi moo ko war a wax enquête yi ñoo ko war a wax bu ñu nangul kenn moom sa bopp nga nekk juge et partie loolu déjà moo jaaduwul Barthélemy il est parti dans l'affaire tiré na xaw ma lan ñëpp gisoon nañ image boobu et cetera kon il est parti dans l'affaire moom mënutul nekk juge ñi nga xam ni tamit dañu ànd ak moom muy Karim Xrum Xax muy keneen ak keneen ñoom tamit du ñoom ñoo yore dossier bi def enquête yi ba xam le fond du dossier loolu avocat yi ñoo war a taxaw wax te loolu yëpp pour mu am il faut que yoon am bu yoon amul justement lii lay indi mooy ku nekk taxaw ci mbedd mi ne may yoon du ma dem wala nañ ma ko defalee nii wala que ni waa ji mérité wul dara lan mooy loolu tout le monde est justiciable waaw le plus grand criminel waxuma la nervi xaw ma lan ki ku taxawoon faat fii fukki nit li ko yoon may ci àq ba ci charia tamit mooy ñu jàpp ko woo ko enquête ko laaj ko doog ko daan ko war a daan mais du ay benn nit ñaari ñetti nit yoo xam ñoom seen bopp ñu ngi ci biir fitna bi ñoom ñooy taxaw naan léegi na yoon na ko defee nii wala bu mu ko defee nii loolu jaaduwul Ndiaga Diouf dañ koy wormaal comme nit ñëpp def enquête yi fu mu def tort fan la duggoon ba ñëw foofu ñu lijjanti ko fu mu def tort bu fekkee moo njëkk a tiré wala dara yooyu yëpp dañ koy lijjanti ci biir enquête bi mais bu enquête amul déjà ak yóbbuñ ko ci yoon yooyu yëpp nan lañ koy xamee ñun dañuy toog fii nii rek benn waay taxaw ci mbedd mi rek daal ne Ndiaga Diouf moo tooñ moo day kii rek ñu ne ah d'accord suba tam mu ne ma yow imaam yaa tooñ ma ne man ko d'accord du dëgg rafetul jaaduwul nii ci charia ñii ci république ñëpp ñoo am même dignité de citoyen nekk même dignité doomu aadama waaw kon bu ñu bañee rayante ci mbedd yi ak fitna ak fajal sa bopp loolu moo tax yoon am moo tax yoon sa salam ba mu ñëwee daal ne arab yi léegi nag faj yoonte beek yëpp léegi nag na dakk léegi nag charia lu naqari waaye na ko yóbbu ci yoon dëkk yu civilisé yëpp noonu la ñuy def Sénégal ne ñu ngi bëgg a reculer te bu mu mën a am waaw mais lu tax lii ñu koy wax rek ci meurtre gi ñaata Sénégalais lañ fi rey te yàgg na seen dossier yi ba tey tribunal lu tax bu Ndiaga Diouf bi rek ñuy wax naan mat na 50 ans et cetera loi Sénégal loolu moo ci am que ni meurtre boo xam ne mat na 10 ans kenn dootu ko lijjanti xaw ma et cetera bu fekkee loolu am na même bu fekkee loolu am na mooy affaire prescription même bu fekkee loolu am na ay avocat Barthélemy ñoo koy défendre ci seen plaidoyer mais plaidoyer boo amul déjà nu yoon di amee soo nee déjà man du ma wuyu ji wala ñu joxe benn date nga ne non dañ ma bëgg a coincer ci élection yi xam nga kon demoo wuy ji moo boo demul wuy ji mais nan la ñuy xamee sa dëgg ak liñ la tuumaal ak li nga def yoon rek moo ko mën a maye kon yoon
taxaw procureur taxaw avocat yi taxaw Barthélemy kenn du ko tere wax bis boobu day wax ay avocat mu wax kële tamit ay avocat mu wax loolu mooy ñu ngi ci tànku def yoon mais bu fekkee léegi dañoo fatt buntu yooyu yëpp déjà lan moo fi des fajal sa bopp ak fitna ak jaay doole te boobaa nag kenn du ci mucc parce que boobaa tamit képp ku fi def dara ñu bëgg laa jàpp nga ne lu tax man oui loolu lay indi parce que da nga naan tax kii jàppuñ ko man ñu bëgg ma jàpp. kon da nga jàngat ni opposants yi dañuy manipuler askan bi pour régler leur contentieux avec la justice. damay wax classe politique de façon générale lay wax ñi nekk ci nguur gi ñoom tam bu amee dossiers yu leen arrangé wul gis nañ fi CREI yi ñu tëb daal di nangam jël 5 dossiers après arrêté président Macky Sall ci boppam wax ne am na dossiers yoo xam ne j'ai mis le coude dessus loolu justice amatul parce que président ci boppam su fekkee ni moom mooy wax ne dossier justice bi mën naa ko téye kooku justice amatul parce que normalement la séparation des pouvoirs moo am dans une république dossier yi président bi bu ko xasee ba joxe CREI yi jox ko ay magistrats léegi day bàyyi ñooñu ñu def seen liggéey mais moom ci boppam moo ko wax bu fekkoon keneen ko waxal nga ne néew politique la wala leneen kon foofu ngay xamee ni déjà problème yu rëy am na OFNAC mi ngi nii ay dossiers yu bëri ñu ngi fa ndaw si ci bopp su fekkoon sama wax bopp la ñu ne Imam Kanté ndaw si ci boppam moo wax ne dossiers yi jox naa ko procureur maa nga fa léegi bu amul jotu lijjanti dossiers yi na nommé benn xaw ma nu ñu koy waxee encore beneen genre magistrat mu lijjanti dossiers yi moo lay wen kon dossiers yi ñu ngi bureau procureur lijjantiwu ko te joxul keneen ko lijjanti kon da ngay sentir ne côté pouvoir bi tamit dossiers yi leen gêné dañ ciy def lu leen neex loolu moo tey mooy fital sax d'ailleurs aussi opposition beeg ñoom tam ñu daan ne voilà gis nga ñun lañ yàpp mais opposition bi tamit manipuler tamit baaxul duma leen ko nangul aussi parce que lu mu metti pour man dama jàpp ne yow nekkal ku exemplaire defal yoon rek même buñ la jaayee doole xañ la sa àq sax askan bi xam ne dañ la jaay doole xañ la sa àq boobu ak exemplarité boobu nga wane dina feeñaat ci yow di nga ci amaat ndam waaw mais bu ñu defee léegi ne daal ne wéy nguur gi dañuy def lu leen neex ñun tam nañ def lu ñu neex waaye léegi kon réew mi fu mu jëm. moom la ñu gis démb nag. réew mi fu mu jëm gis nañu li nga xamante ni moom moo fi xewoon démb donc Barthélémy Diaz li ñëpp wax na dem wuyu ji ñii nag nee nañu moom bu mu wuyu ji parce que passé na contentieux politique la dañ ko bëgg a éliminer ndax tey mi ngi si période élection Sonko jàppale ko Gakou jàppale ko ñu gis démb ko ci mel ni Karim Xrum Xax yëkkati ci ay kàddu loolu waraloon ñu ñëw fii tey dégg ngeen avis Imam Kanté li nga xamante ni moom la ci wax ba tax na nag mbokk yi tey ñaari sujets yi lañ ñëwoon développé ko si daal di leen di jaajëfal bàyyi ko mu tàggatoo ñu jaajëfal ko jox leen dig daje. waaw di leen encouragé bu baax seen liggéey lii baax na trop vraiment baax na trop parce que réew dañ koy waxtaane te tamit pour waxtaane ko foog moom ay jumtukaay ak ñu jóg def ko métier bëgg ko dem di joxe micro ñu ciy waxtaan ñun tam li ñuy wax bu ngeen indiwul micro ñu wax ko nit ñi duñ ko dégg lii ma xalaat yëpp nii su ngeen indiwul woon tey micro ma wax ko Sénégal yi duñ ci jot ba ci diaspora bi nekk da nga gis tey ku toog léegi këram di añ léegi déglu daal ne dégg nga Imam Kanté li mu wax ci affaire bi dégg nga te fekk dafa jaar fii donc maa leen ci encouragé di ngeen gën a rafetal seen liggéey di gën a professionnel saa su ne bu ko defee ñun ñi nga xam ne dañu nekk ay porte de discours di wax bu ngeen ñëwee ci ñun tam ñu wax leen rek li ñu xalaat ci réew mi ci l'islam bi ak ci réew mi di leen jaajëfal bu baax di leen wax je suis à votre disposition su amee yeneen masala yeneen question yu leen intéressé su ma ko teelee yëg rek ñu waxtaan ci incha allah. laataa ñuy dem nga présenter sa livre bu bees bi. waaw sama livre bi bon léegi génn na presque quand même presque avant Covid bi. le génn non lu may wax ni avant Covid ça fait quelques mois voilà imam et citoyen moo tax gis nga comme yu mel nii rek yi ngi ma poser question d'actualité laay jël ak yi may bind sama page Facebook moom laa jël dajale ko ni ak yeneen articles yu gën a gudd ma dajale ko nii presque mën nga wax ni yu may bind depuis 5 ans moom laa dajale fii nii ça fait presque 400 pages ah ça fait waaw ça fait presque 400 pages donc domaine yëpp presque lay traité di nga ci fekk may wax affaire toroxal xale may wax affaire mendicité infantile nga fekk may wax affaire environnement cadre de vie nga fekk may wax affaire LGBT nga fekk may wax affaire nu mu tuddati maltraitance animale mala yi nga fekk ma bind article bu rëy di défendre Yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que dafa am benn universitaire tubaab bu ko diingat wax ci lu nekk mais du ma yëkkati jaasi wala paaka dama koy fekk si xam-xam teg aaya teg hadis ne ko boo xamoon alxuraan doo wax lii et cetera yooyu ngay fekk fii am na benn philosophe bu ko lire mu ne ma man compté naa presque 100 thèmes yoo traité ci sa biir livre bi waaw donc mooy sama livre bi ñi ko soxla ku dem librairie Mermoz 4 vents wala Harmattan ci VDN bi
di nga ko fa fekk wala ku ñëw mosquée Point E tamit di nga ko fa fekk.